daje tey bi li ko waraloon mooy CNTS FC dafa am aada tase ak liggéeykat yi tase ak askan wi tase ak responsable yëpp pour tënkal leen li ñuy wax évaluation année syndicale li nga xam ne jot na am ci année bi ak aussi wax mébétam ci année bu bees bi parce que 1er mai mooy année syndicale li xew 1er mai daaw ba ren war nañ ci waxtaan ak liggéeykat yi ak opinion bi leeral leen ko li nga xam ne moom la ñu fas yéene régler ci li des war ci taxaw tem ñu leeral ko également loolu moo sababoon waxtaanu tey bi li nga xam ne nag 1er mai wu ren bi tase na moom la tombeel muy situation bu difficile adduna bi mi ngi woon ci pandémie sanitaire ci crise sanitaire adduna bi guerre yokku na ci adduna bi njëg yeeg lépp yokku na jafe-jafe yi gën na yokku économie bi nga xam ne moom la crise sanitaire bi nërmeeloon relancé guñ ko ba tax na liggéeykatu Sénégal ci secteur yëpp tourisme commerce daanaka fépp ay liggéeykat yu bëri ay milliers dàq nañ leen ñàkk nañ seen liggéey secteur informel bi ñu bëri ñàkk nañ ay activités loolu affecté réew mi ci 1er mai bi ñu wax ne état am na effort yu mu def ngir jafe-jafe yooyu xaw a wàññeeku ci Covid bi ak aussi ci njëg yu cher yi loolu ñu ngi ko ci jaajëfal di ko ci njukkal di ko ñaan aussi mu gën a taxaw ndax jafe-jafe yi mel na ni dina dem ba 2023 kon loolu dafa nekk secteur bu difficile jafe-jafe yooyu nag pour ñu accompagner ko nañu arrêté violation yi dal bi ñuy dal ci kaw liggéeykat yi surtout ci secteur bi nga xam ne secteur public la bi nga xam ne nguur gee koy gérer muy secteur de la presse publique muy APS di RTS di Soleil ay coow yu metti ñu nga fa yu nga xam ne jàpp nañ ne war na dakk secteur minier bi nag kazalika secteur minier bi li ñuy produire ci or boo demee Kédougou Makko Sabodola Saraya ak mine ya fa nekk yépp li ñuy produire ci or toll na ci 14 tonnes d'or ci année bi ñu génn kon war na méngoo ak nekk nu liggéeykat yi ak seen salaire te demeewul noonu war na méngoo aussi ñu féexal liggéeykat yi ndax ñu mën a gën a liggéey pour yokk non seulement la production mais séddoo aussi njariñ li nga xam ne moom la seen liggéey di jur te loolu amul Kédougou CNTS FC nag taxaw na ci parce que dafa mel ni multinationales yi yor or bi waxuñu dara ci syndicat loolu nag du fi amee parce que Sénégal mayu leen ko te Sénégal may nañu syndiqué ñu xam tamit ne syndiqué dafay yombal liggéey syndiqué dafay yokk production syndiqué dafay yokk équité ak justice kon loolu ñun dinañ ci xar suñu tànk tubéy buñ ñu ko nangalee xayrun buñ ñu ko nangalul aussi dinañ jàkkaarloo fële ci phosphate de Dendori liggéeykat yi toog nañ ñaari at lu ko ëpp te fayeeku wuñu seen salaire loolu it wax dëgg yàlla ay jafe-jafe la ci CGO yi aussi ñu ngi woon ci ay jafe-jafe fële ca Forteza ñu ngi ci ay jafe-jafe lépp di bañ syndicalisation ak di bañ toog waxtaan kon jàpp nañ ne ASP yi nga xam ne aussi 72 daanaka ñàkk nañ seen liggéey war nañ ci wax jàpp nañ ne poste bi li mu nekkee ci fan yi ci at yi sax lay wax nguur gi war na ci bàyyi xel ndax poste li mu tekki ci réew mi ak taxawaay bi mu taxaw war nañ ci bàyyi xel ca trésor syndicat trésor yi ñu ngi ci jafe-jafe syndicat agriculture yi ñu ngi ci jafe-jafe syndicat yu bëri ci biir secteur public Soleil ak yooyu wax naa ko sànq yooyu yëpp ñu ngi ci jafe-jafe ñu jàpp ne nag jafe-jafe yi feneen lañ ko séntu woon fu dul ci biir secteur public ñuy ñaan chef de l'État mu bàyyi xel ci secteur yi nga xam ne mi ngi nekk ci biir fonction publique tey indi ay jafe-jafe ñu régler ñu ko parce que ñun jàpp nañ ne lii ñu dëgmal ci jafe-jafe nañu régler violation yi waaye it passif social bi liggéeykatu SIAS yi liggéeykatu AMA yi ak collectif des travailleurs yi nga xam ne seen i kër dafa tëj yoon jox leen dëgg ñi dem tribunal ba yoon jox leen dëgg loolu yëpp mu nekk passif bu nga xam ne dañ jàpp ne chef de l'État war na ci jublu pour régler ko loolu bu ñu ko defee jafe-jafe yi réew mi di dëgmal dinañ ko mën a song te dinañ ci mën a am ndam gën ko ñaax pour que effort yi mu defoon te ñu reconnaître ko te mu sowe woon askan mi aussi mu gën ci sóobu gën ci jàpp parce que seetlu nañ ne bi pandémie bi amee état bi defoon na effort yu am solo ci entreprise yi ak ci askan wi état bi taxawal na sax ci conseil des ministres bii passé benn kuréel bu nga xam ne dafa recenser lu toll ci
juróom-benni junni famille yu nga xam ne dañ nekk dans la précarité te juróom-benni junni famille yooyu juróom-benni téeméeri junni famille yu nga xam ne dañ nekk ci ay jafe-jafe loolu lu mat a wax la état taxaw na pour njukkal leen 43 milliards ci cash transfert bu nga xam ne xaalis xobet lay doon ñu jagleel ko ñooñu recensé nañ leen loolu ay effort la yu nga xam ne wax dëgg yàlla mouvement syndical daf koy rafetlu parce que itte askan wi mooy suñu itte gis nañu tamit ne prix hydrocarbures yi ci pompe bi tey presque li muy jar double bi la waroon jar te état bi moo ko amortir alal ju bëri la ciy def gis nañu ne aussi agriculture bi état bi def na ci lu toll ci 10 milliards pour que ñu atteindre autosuffisance alimentaire booleeg 40 et quelques milliards yi mu subventionné pour prix ceeb bi suukar si diwlin ji ak yi demee noonu mën a bañ a yokk loolu ay effort la yu ñu rafetlu waaye dañ jàpp ne war nañ ubbi ay xalaat yu bees parce que subventionné production moo gën subventionné consommation li koy firndeel mooy ministre de l'agriculture dafa wax ne def nañ 10 milliards ci agriculture bi pour def jéego bu yokk mbéy mi yokk récolte yi yokk aussi li askan wi di dundee waaw li ñu def ci 50 et quelques milliards yooyu ak li ñu def ci hydrocarbure bi ak yooyu suñ ko defoon ci production bi yokk mbéy mi am naa yaakaar ne dinañ gaaw a atteindre suñu objectif subvention dutul am te loolu mooy li ëpp solo xalaat yooyu la CNTS/FC jàpp ne war nañ ko ubbi mais nag du tere accompagnement bi nañ ko continuer parce que loolu tamit lu ci am solo la. On a parlé de la santé. Non. Système de santé bi ak njàngale mi fokk ñu wax ci fat yi parce que dafa am lu nga xam ne suñu syndicat jàngalekat yi liggéey nañ ko ba am ci ndam te ñu ko doon topp ay at a ngi nii muy protocole d'accord bi ñu signé nañ ko taxawal nañ ay kuréel yu nga xam ne xëy na duutuñu jural revendication nañ wàccoo ak li ñu signé woon yaakaar nañ ne loolu jeex na yokk nañ aussi indice salarial fonction publique yooyu yëpp yu am solo la secteuru santé bi am na ci ay jafe-jafe surtout rawatina li xew ci fan yi te bàyyeekoo Louga ci soxna soosu génn àdduna muy astu soxna ñu ngi koy jaale njabootam di ko jaale secteuru santé bi ñu jàpp ne loolu bu xewee ci secteur bu mel ni santé war nañ delloo si xel yi fàttaliku fi secteur bi jaar waaye it bàyyi xel askan wi ñaar yooyu la ñu war a boole fàttaliku fi secteur bi jaar parce que éducation ak santé bailleurs de fonds yi dañu ñëwoon vers les années fin 70 ne bu benn nguuru Sénégal defati xaalis ci éducation ak ci santé te mi ngi fi fokk ñu liggéey ñu créer ay liggéeykatu santé ak éducation yu nga xam ne du ñu ay fonctionnaires boo leen seetloo coow li nekk ci biir secteur bi yëpp foofu la bàyyeekoo dañoo bëgg a nekk ay fonctionnaires dañoo bëgg a recouvrer seeni droits sacrifice yooyu ñu defoon ba tey ñuy revendiquer nañ ci bàyyi xel secteur santé particulièrement gis nañu ne état Sénégal def na effort yu bëri yu nga xam ne benn nguur bu su ko def ñun nag duñ parparloo dañuy constater tabax na ay hôpitaux yu nga xam ne ci budget Sénégal la ko jëlee te hôpitaux yu bëri dañ ko subventionné woon fii ci Sénégal te ku subventionné hôpital dafay am ay priorité am boo jëlee sa budget subventionné lu mat juróomi hôpital de haut niveau loolu lu jar a rafetlu la waaye loolu nag suñ camarade Cheikh Seck bi nekk ci secteur bi lu mat juróomi at a ngi nii muy porter revendication ne investissement yi rafetlu nañ ko baax na lu war la waaye investissement yi dafa war a ànd ak recrutement personnel formation personnelle ubbiwaat centre de formation yi jokkale ENDS ci université ak aussi personnel agent ak technicien santé supérieure yi seen revendication seen reclassement yi ak recrutement bi ci biir santé bi dañ ko xoolaat pour que santé bi gën a performant accompagner investissement yooyu tey jii loola bañ ko déggoon xëy na lii xew Louga du xew waaye nag xew na ba pare li nga xam ne ñooñ la askan wi di wax pour ci secteur santé bi dañ ci war a tenir compte waaye nañ bañ xàll aussi ci taxawaay bi secteur santé taxawoon même ci mbas mi taxawaay bi mu ci taxaw Sénégal bokk na ci ñaar wala ñetti réew yi nga xam ne ñoo gën a rafet nu ñu saytoo mbas mi ci seen askan ci àdduna bi yëpp te loolu secteur éducation bi ñu bëggoon a néewal doole moo ko jur parce que professeur Seydi ministère beeg ak ñëpp ak secteur santé bi liggéeykat ya fa nekk yëpp ci système boobu lañ génnee
kon ñaari secteur yooyu secteur yu mën a bàyyi xel la même lu jafe-jafe am ci biir askan wi moo tax ba affaire Astou Sokhna nañu jël lépp li nga xam ne moom la askan wi di tawat ñu dugal ko ci tawatu syndicat yi pour lal waxtaan wu yaatu ci biir secteur santé pour que li xew bañatee xew mais également ñu bàyyi xel aussi ci secteur santé bi seen taxawaay rafet na trop lu jiitu lii.